jaaxal na askan bi góor ñi jigéen ñi di rayante seen biir te naan jëkkër ak jabar lañu naan amour moo leen boole loolu la ñu fas yéene waxtaanee ak yéen tey. Lalisa ci loo ne. maa ngi nii Amina nuyu naa la ziar naa la di la jox sa wàccuwaay di ziar képp ku toog si plateau bi di leen delloo seen wàccuwaay bu baax. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi toog di nuyu ñi ma fekk fii nii di nuyu Amina ak Lalisha di nuyu sama ñaari frères yi ñuy toog fii fas yéene participer nag ci thème bi. Je pense que ni comme ni nga ko waxee c'est un véritable fléau boo xam ne ñu ngi koy dund parce que néew na li ngay ubbi journal wala nga lire actualité sans pourtant nga gis loo xam ne jëm na si violence conjugale donc du coup fléau la boo xam ne mi ngi si dëkk bi bés bu nekk gaa ñu ngi koy dund léegi facteurs yi nekk na loo xam ne lu bëri na xam naa ni suñu gënee xuus si waxtaan bi ni si gën a dugg quoi. waaw salaamaaleykum di nuyu waa Sénégal ñëpp waaw di kontaan seen toogaay rafet na lool. thème bi dafa important trop parce que lu ñuy dund la saa su ne dañ koy gis di ko dund kon nag lu ñu jar a wax li jar a waxtaanee la ndax dafa am ay séquelles yu mu bàyyi ci société bi dafa am ay séquelles yi nga xam ne bàyyi na ko ci ñëpp ñi fi ne donc ñu dem gën cee xuus waaw ñu xaar seen question ñu gën cee yaatal. yéen pourquoi léegi mënatu leen a muñal seen jabar yi ci seen biir kër yi lu tax loolu. d'accord xam nga nag ni ku nekk da ngay wax connaissance de cause. peut-être li ngay wax nekk na loo xam ne yow dund nga ko personnellement wala nga gis ko xam ne jege na la mu dund ko nga jëlee expérience ci moom quoi mais je pense que ni entre autres facteurs muñal bi ngay wax noonu dafa nekk loo xam ne dafa dépendre aussi ci personne bi quoi ni ku nekk tamit ak say humeur ni ku nekk ak yow peut-être ni nga yaroo ni nga màggee et tout y a beaucoup de facteurs yoo xam ne dañ ñëw en compte yoo xam ne peut-être que dafa particulier ci nit ku ne mais en résumé je pense que ni am na yenn si li ma gën a jàpp ni bokk na si yenn facteurs yi mooy que ni Sénégal tamit dañu war a xool tamit nu ñu tuddee sax door yi mooy kii waay dot pardon waaw dot bi bu ñuy imposer góor yi tamit dama gis ni dafa nekk loo xam ne saa yi nekk ma nag ku nay wala dara franchement voilà peut-être gars yi taxé bu rapidement ne kii góor bu nay la entre autres parce que dañuy gis ne am na ñoo xam ne sérieusement dan gis naa si ñoo xam ne soxna bëggoon nañ soxna ñu dem ñaani gars yi sas leen du takku ay peut-être ay millions tegu tu vois ñoo xam ne jël nañ loolu yëpp àbb fii àbb fële ñëw teg ko si soxna si ñu def fait le lendemain suñu yeewoo lu ñu ndekki sax duñ ko am est-ce que tu vois donc dama gis ne yenn yi supposons nga bëgg soxna nga gis kenn koo xam ne doy na la nga bëgg ko nga dem si moom da nga koy ñaan ñu yenn lu bëri na kii andil 1 million wala 2 millions wala genre yooyu quoi si koo xam ne xosumaan la wala genre yi sama maas ñoo xam ne xam nga amee tey suba mooy loolu wala bokk donc du coup nga gis ne loolu nit ki dem rey boppam pour am ko su reyee boppam pour am ko ak sacrifice yu muy def yooyu yëpp su ñëwee ba am soxna si day jàpp ni kii lu mu ko wax daf ko war a def xam nga doo jël sa last yëpp yi nga am yëpp nga récupérer fii àbb fii dajale fii ñëw jox ko si joxe lépp pour nga am soxna soo nga ñëw si kër gi soo waxee benn wala ñaar jàpp naa ne yooyu tamit facteur la boo xam ne dina mën a andi yenn yi quoi en plus tamit lu ñuy waxee du ñu tuddee lu ñuy wax ci violence conjugale gis naa ne ñaari côté yi la quoi. Laïcha est-ce que doo wax ak kii tamit góor li mu yor boo ko joxul jigéen kan la koy jox. parce que bon man du ma wax ni sax je suis contre tamit mais nit ki mu bëgganteel man je pense que ni affaire bi du alal daal xam nga c'est au-delà de tout ça bu fekkee mbëggeel moom moo lal seen diggante ñoom ñaar je pense que ni li gën a rafet mooy nga ne ko loo ma yéene rek baax na parce que góor boo ko waxee loolu sas nga ko il va faire l'impossible pour mën la teral pour mën a def li nga xamante ni sax c'est au-dessus de ses moyens sax je me dis mais bu fekkee yow yaa ko fixé le montant bi mu nekk des millions yoo xam ne wóor na kii amu ko mu demee newu ba indil la loolu noonu yëpp vraiment nag bu fekkante ni yow yemoo sa place wala muy wax nga naan ko fukk du ko neex parce que dafay gis boppam parce que dafay mel ni sax benn marchandise boo xam ne daf ko jënd aussi tamit vraiment nañuy wax tamit dëgg te yàlla rek a tax. violence conjugale xam nga fan la njëkk a commencé wee entre copain ak copine puisque le fait que da ngay am sa copain ngeen taxaw ci mbedd bi mu lay humilier di la saaga di la wax yenn yi en plus nga xëy ëlbatiku dem sëy ak moom kooku lu mu la def yaa tooñ sa bopp pour man góor ñi ñoo amatul yërmande amatuñu respect en plus tamit valoriser wuñ ñu pour man loolu la puisque imagine toi jigéen su la xasee ba bëgg rek pour man bëgg na la du la bañal dara mais góor ñi moom léegi moom man xaw ma lan mooy seen problème franchement parlant. waaw sunu problème mooy yéen soxna yi ñooy sunu problème est-ce que yaa ngi gis sànq saa wax na ko nee na lu waa ji di ut pour am dot bi muy joxe.
saa da lay leer ne nu ko gars yi di waxee dafa joxe Malick yow mi diinam yaa ngi dégg mu joxe ko ba pare mais du am retour quoi est-ce que yaa ngi gis koo taxé benn 2 millions 5 millions voire 10 millions jàppul ni nit la yorati mais une chose qu'il a acheté donc mu war a am retour ci moom yaa ngi gis léegi jigéen ñi dañuy fàtte facteur boobu noonu dañuy dem ba ci biir di naagu je ne défends pas quand même violence bi non pas du tout sauf violence mais dañuy jëm expliquer des fois nit la lu waral muy def loolu yaa ngi gis xale bi ñëw ñàkk teggin du def li war gis nga ko yenn saa yi góor ñi gis nga ko ñu am nañ mel dóore mais dafa am tamit kii fi mu laal fa am solo lépp début la quoi parce que mu ngi doon broché naan gars yi dañuy jékki-jékki génn 2 mois 3 mois ñu sëy affaire yooyu noonu et c'est vrai loolu tamit cause violence la parce que gars yi ils se sont pas nu mu tuddati xamante wuñu jotuñu jëluñu le temps ñu xamante ku ci nekk xam kii ban tempérament la ban degré lay jógee ñu jékki-jékki rek benn genre estime am du mbëggeel de estime benn intense comme ni nga rafetee nii. attirance physique daal. voilà waaw ni nga rafetee nii fat maag yow ñu mbëkkante ma ne la dama lay takk. ok yaa ngi gis léegi loolu ñu dem ba ci biir nga man xaw ma sa jikko physiquement nga ma attiré ñu dem ci biir ay yenn affaire di xew di am. non dafay doy waar après yooyu souvent day indi benn genre du doonati amour mais contrainte lay doon. nit ki lu feeñ ci sëy bi lu nekk rek dafa nuyoo woon ci génn bi peut-être dañ koo fayul woon parce que comme ni mu ko waxee rek sànq lépp ci biir génn bi aussi tamit dafa am solo. effectivement. xam nga parce que bu fekkee yow da ngay génn ni ko xam yow xam nga caractère am xam nga tempérament am il n'est pas doux xam nga il n'est pas docile non plus xam nga koo xamante ne dafa tàng xool ñoo ko ñaama yëkkati loxoom wala di la jigéen sax da nga koy sutural ba si tam te da nga koy jox cër dañ waxante dëgg dagu bala am na jigéen yoo xam ne loolu leen neex dóor gi nga wax noonu am na jigéen yoo xam ne boobu leen neex ban jigéen nga gis mu bëgg ko koy toroxal non si am na jigéen yoo xam ne effectivement ñii man expérience bi ma dundul am naa sa benn copine boo xam ne moom mënul am far boo xam ne doo ko dóor wallaahi lazim sama copine boo xam ne moom far su amee far boo xam ne du ko dóor da lay bàyyi moom faram bu ko dóor moo ko neex am na ñoo xam ne saa yi dañuy yàkkam ci am benn gentleman boo xam ne dafa jàpp di leen di tabaate yooyu leen neex non sérieusement c'est en plus man gis naa ni souligné ngeen le fait que ni sëy du ñu xamante affaire yooyu noonu je pense que loolu fausse excuse la franchement si man parce que gis naa ni ñun suñu maam yi duñ doon sëyee dañuy dem ba yow jour mariage bi sax ngay doo ko gis ci sa jabar wala genre yooyu te sëy dafa doon yàgg je pense que ni peut-être que suñu génération ñun d'un côté et de l'autre aussi muy góor yi di jigéen yëpp du ñu mën a di muñalante c'est ça aussi le problème je pense que ni peut-être ñun suñu maam yi lu ñu doon rey seen bopp si valeur u sëy soo fa nekkee da ngeen di muñalante da ngeen di kiyante góor bi ñu lay wax ne yow te am na au fait ba léegi sax am na ñu koy def mais ça tend à disparaître balaa ñu lay jox soxna si am paa yi ñëw woo la te waxtaanee discours expliquer sëy bi di voilà xutba genre voilà tu vois expliquer ne la lii ak lii jigéen ñi kay muñal jigéen motul ak affaire yooyu tout ça yooyu bien vrai que loolu d'accord ma si ay jigéen motul bon bref c'est un autre débat. yow am nga jabar wala amoo jabar. man maa soxna woon am nga soxna sa jabar yaa dem wëri ko. takkoon ko sa bopp wala da ngaa toog ñun la kaay ñu may la ko. waaw noonu la fa demee man maa ko gis. le fait que li nekkoon ci suñu maam yi xam nga nekkatul ci yow. li nekkoon ci sama papa xam nga yow nekkul ci yow li nekkoon ci suñu maam yi nekkatul ci yéen. maa yow yaay tànn wala dañ lay tànn. man moom may tànn moom franchement. cooki bi nekk ci biir néegu sëy bi la ñu bëgg ñu waxtaanee ko cooki boobu ñu dem. mais dogguma la Amina bul fàttee tamit violence conjugale nekkul ñaar ñuy sëy aussi tamit am na ñi nga xam ne ñu ngi vivre en concubinage sëyuñu mais ñu ngi subir violence conjugale boobu noonu ñuy wax loolu tamit foog ñu bàyyi ci xel te tamit du jigéen ñi kese ñooy subir aussi violence conjugale góor yi aussi tamit ñu ngi koy subir tamit mu doon lu métti mënuñu cee wax loolu tamit foog tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. effectivement parce que violence conjugale nekkul seulement à caractère physique parce que am na violence yoo xamante ne ak torture psychologique. morale day bàyyi sa kel doomu aadama bi te nit ñi duñ ko xam te peut-être mën na ko bañ a xam fu mu koy waxee wala fu mu koy jooytoo comme nag cri de cœur la ñun ñoo fi war a toog tamit askan bi waxal leen parce que am na tey ku nekk biir néegam bëgg na koo jooytu xamul fu mu koy waxee tey à travers ñun suñu débat bi moom mën a trouver tey benn solution boo xam ne dina mën tax moom mu gën a xam fa lay teg tànkam. waaw c'est vrai violence bi nag fépp la ci góor ki muy ci ku jigéen ki am na ñu koy subir ñu góor saa yi du ñu ñemee sax dem kër ga parce que soxna saa nga fa soxor féroce xam nga seen moo yooyu dafa moo ñuy njëkk a rey jigéen da ngay féroce da ngay soxor ngeen ñuy rey dañuy daw c'est d'abord un problème ñàkk xam
ci côté góor bi la ñuy dem góor bi nga xam ne moom mooy nu mu tudd ku jigéen ki mooy subir quoi violence ku góor ki ñàkk dafa xamul dara ça veut dire day jàpp ne moom c'est la seule personne mooy autorité gàlle bi moom rek mooy def mooy dindi jigéen bi du dara esclave la loolu boo ko yoree sa biir bopp saa yi violence day ñëw et a gis dafay am tamit benn côté bi nga xam ne psychologique la loolu nag dañuy parents yi nag ñoo koy indi am nañ ci si ñi nga xam ne si effectivement am na ñi nga xam ne dañuy am ay lu ñu naan réminiscence genre dañuy am benn fàttaliku sans ñu xam ne ni am nañ lu ñu garder dans leur mémoire parce que seen papa ak seen yaay dañ doon xeex seen kanam dañ doon saagante seen kanam ba moom day jàpp ne loolu lu logique la c'est normal jabaram bu ko defatee dara rek day dóor parce que da ko gis parent di ko def ko yaayam. ci yarin bi la aussi ci yarin bi la loolu muy indi nit ki day parce que dama am benn xarit mu ne ma sa jabar yenn saa yi faaw nga mbéj ko saa yi xam nga won ko ni nii ma ne ko waa saa yi la wax nii. yàlla bu ma taseeg moom. saa yi nee na yooyu nga won ko et j'ai vu que ni parce que loolu lu mu dund la magam gis na xaw ma nax parents yi la mais daal société fi mu ne ñoom ñooy dund loolu. jigéen ñi tamit dañoo maa ngi jégalu waaye dañoo doy waar. crise de jalousie yenn saa yi da ngay ñëw sama classe gi ñëw kos génn ñibbi si ñëw toog naay sonn nga ñëw foo jógee leer na lu la sonn loo te xamul ne embouteillage bi moo ma sonal mu ne non am na fi mu jaaroon mu nekk di wax xam nga yenn saa yi te góor dañ la naan kàddu jigéen warul jug ci kanamu kàddu góor gis nga yaa ngi gis crise de jalousie boobu noonu sama classe gi mënul téye rek jël mbéj yaa ngi gis kon yéen nii yéen la. gis nga ko donc voilà les trois causes kenn demul ngeen des tamit de nañu waxante dëgg nag. may wax maam embouteillage. embouteillage bi dafa am solo. waaw góor gi la takk. def ci yow alal. Tarba Mbaye nee na dee ko taral. dëgg la. mais ça dépend rek ci góor bi mu doon xam nga góor bu la tànn takk la indi la sa biir kër dafa bëri façon daal maanaam ci kaw gàttal xam nga nit ki su fekkoon ne xam nga ko à 100% xam nga ne kii dafay violence la. doo sëy ak moom mais le fait que comme si que góor ñi ñoom dañ lay won visage bi ngeen dem ba ci biir ñu changé wu mel neneen parfois loolu mooy waral violence yi ci biir néegu sëy yi en plus tamit góor ñi tamit le fait que xam nañ ne jigéen bi xaw na fiir tuuti sax dañ leen nakaral suñu waxee heure bi ñu daan wàcc duñ ko def dañuy wàcc dem fu leen neex ba heure bu leen neex ñu soog a ñëw bu ñëwee ci kër gi dugg ci toilette yi di wuy téléphone yéeg ci kaw terrasse yi su fekkee ne tamit comme sama genre gi nga xam ne dañoo pànk mooy loolu il fallait que ñu ñëw laajte la bu ñu la laajtee balaa nga leen a jox réponse sax mooy mbéj bu ñëw moo mbéj wax na ba dugg wax si loo xam ne ma gis naa ni man personnellement peut-être que ni pas bi ma takkee jabar mais bien avant daan nañ ko dund problème mu jalousie bu ñuy wax xam nga ak bañ a may góor jàmm parce que tamit am na yu bëri yoo xam ne peut-être que ni je pense que ni suñuy dafa foog ne suñuy mère yi mooy maman yi dañu war a di tarbiya booy yi si góor quoi xam góor yaa ngi comprendre parce que mën a dem ba comprendre psychologie góor dafa am solo si jigéen dem ba comprendre góor lu muy doxee yaa ngi comprendre góor en tant que góor quoi boo xam ne moom day défendre góoreem en quelque sorte tu vois am na yenn yoo xam ne du neex si góor muy jóge si soxnaam koo xam ne kii soxnaam la en plus dañ nekk société boo xam ne société sénégalaise la xam nga nekkuñu si ay dëkk tubaab wala dara femme yoo xam ne lu ñu yaree en tant que góor nañu yow sa jabar lii ak lii la war a def sa jabar lii ak lii la war a def yaa ngi comprendre donc su demee ba jamono joo xam ne day am rupture par rapport ak loolu day metti pour ñu encaisser ko yaa ngi comprendre effectivement jàmm man mun naa ko waat fii jigéen bu may jëkkëram jàmm am nga jàmm. je suis pas d'accord nekk di vérifier say téléphone. oh dëgg fa yàlla. wala nekk fii nii di fiir parce que qui cherche trouve ah. qu'on se dise oh la dëgg fa yàlla. man personnellement man bon ni may dundee laay wax. waaw man je parle souvent en connaissance de cause mais bu ma ko dundul dinaa gis tamit koo xam ne jege na ma trop koo xam ne peut-être damay jox xel boobu noonu aussi tamit te nañu waxante dëgg nag lépp ci éducation de base la bu fekkente ne yow da nga gis ni nii la say mag di sëyee nii la sa yaay ak say tante doon def donc ñoom it bu ñu dugaloon sa bopp noonu ngay demee man tout le temps ma mère elle me disait gis nga bul mës a seet góor yëpp a yem góor kenn mënu koo fiire xool ko ci sa doom tey buy dem école mënoo koo topp ba xam ci lan la nekk mënoo koo surveiller ba xam ci lu mu nekk donc da nga koy bàyyi ak confiance bi comme yow ni nga defee confiance donc sa jëkkër sa kilifa la sa sang la donc da nga koy bàyyi moom tamit ak xelam lu mu def conscience am la
moom xam na en âme et conscience que tey su defee la ne tey charia mayu ko ko diine mayu ko ko da koy bàyyi duma ko yet bi moom lay dal da koy dal. gis nga lépp ci dialogue la gis nga boo amee loo xamante ne tey jii daf la jaaxal ci sa jëkkër wala mu jaaxal la ci sa jabar bu ngeen deful dialogue rek solution du génn parce que imagine toi tey nga jàppal dara sa jabar ni duma ko wax dara am naa fu ma koy xaar moom tamit mu jàppal la dara ni duma ko wax dara dama am fu ma koy xaar ku nekk en boobu noonu nga xaw a jàpp di ko maslaawaale mooy dem indi violence yi loolu la Youssou Ndour way sax nee na du ma topp diw foo ko dégg fi ngeen jëm dafa soriwul loolu gis nga bu leen généraliser yu mel noonu quoi soo leen jëlee tamit góor dem ngeen teg leen ci benn box damay gis ne da ngeen di passer à côté quoi en quelque sorte moo tax may la loolu ñëpp yemuñu am na jigéen sax yu koy def sax nag donte nag dañ koy ragal a wax non xam nga li ma bëgg am na sa jigéen yi nga xamante ne ñu ngi si naka sudul noonu waaw non c'est vice versa xoolal ku góor ke ku jigéen ki yëpp lay dal nag bàyyi leen di naan non ñoom jigéen ñi jaasi lañ leen di dóor non jaasi lañ leen di dóor dugg na fii génn na fii bëgg koo basé si jigéen ñi kese charia ku góor ak ku jigéen yëpp la wax ñaari way dencante yëpp ku si nekk da nga am li charte yoo xam da nga ko war a motal non jigéen ñi est-ce que sax duñ leen dóor jaasi non góor ñi la ñuy dóor yar ñi la ñuy dóor ay jaasi lañ leen di dóor seen bopp yi ngeen ne xaw ma apporter solution xam nga jéem a wax ak tamit góor ñi parce que yéen ñëpp a yem daal avant tout je ne suis pas d'accord am na sànq lu ngeen doon wax que le fait que contrôler sa téléphone jëkkër loolu moom baaxul jigéen ñi wax nañ di ko éviter di ko def mais imagine toi tey nga fekk sa téléphone jëkkër di sonné nga gis tur bi nga xamante ni par exemple mën na ci bind bébé wala genre yeneen tur nekk loolu góor yi tamit dofuñu nag bay def loolu ay Moussa mécanicien la ñuy def de imagine toi tey da ngay nekk sa biir nekk sa jëkkër day toog ci salon bi nga nekk sa biir nekk da nga koy dégg muy wuy téléphone te da lay leer ne la jigéen lay wax te yow nga xool téléphone bi gis Moussa mécanicien exactement xam nga loolu manque de respect la loolu tamit d'accord uma ci parfois il faut ñuy xool téléphone yi il faut ñuy xool téléphone yi jigéen ñi appel bu may lancé sama moromu jigéen ñi mooy avant tout nañu conscient ci seen bopp en plus tamit yenn yi jarul mu leen di jaral lenn ci àdduna bi góor bi tey jii nii su la jaralee def yenn yi fii la lay romb dem takk sa morom c'est pas important léegi yow yaay perte ak say mbokk jigéen ñi daal nañu conscient ci seen bopp ànd ak seen conscience bu tranquille góor daal jaraluma daal def yenn yi daal. lu mu gis mooy nit ki sooy dund ak moom da ngeen di apprendre à vous connaître nit ki da ngeen di xamante yoo xam nga ni kii lii lay bañ sori ko xam nga ni moom tamit yow lii ngay bañ mu sori ko loolu mooy jox àttaan ngeen ànd di continuer quoi donc je pense que ni yooyu tamit ay valeurs yoo xam ne war nañ ko jéem a inculquer suñuy doom ak ñun am nañu devoir boo xam ne war nañ ko mën a passer loolu suñuy doom fexe ba lu ñu amul peut-être ñeneen lu ñu amul seen diggante seen papa seen yaay ñu def ko suñu doom yi su ko defee mu am benn rapport boo xam ne doom bi dina ñemee papa ji di ko laaj yenn yi pour gën a xam loo xam ne ko njëriñ ëllëg quoi quelque sorte voilà. waaw effectivement la ngeen wax rafet na lool solution yi daal may jàpp ne na gars yi bàyyi di seetaan série ëpp yi fiction yi gis nga am na yi nga xam ne dañ koy bëgg a dund reproduire ko tey amour na ko gars yi définir ak na mu doon dëgg du benn ay jàpp amour ñu ñëw mbëkkante feuilles yi wadd ñu jël xam nga ne loolu du amour donc am na ñi nga xam ne loolu la ñuy dem ba di ko reproduire ci biir day indi désaccord quoi te loolu rafetul violence conjugale daal dafa war a dagg bu ma sañoon su ma amoon doole googu day dagg parce que ay dafa yemul ci bopp borom. vraiment mais man tam li may wax rek mooy violence conjugale yi suñu bëggee mu dagg tamit nañuy yërëmante suñuy biir jigéen ñi nañu xam ne jëkkër sang la xam nga ñu leen di tarbiya tamit te góor itam ñu yërëm ñu te xam ne suñu borom bu ko neexoon tey maam Awa bu koy sàq da koy jëlee si bopp maam Adama moo xam ne juste pour mu nekk au-dessus de lui waa ma jëlee ko suuf tànkam pour ñu piétiner ko écraser ko mais daf ko jëlee si kotam juste pour ñu nekk sous vos ailes ngeen mën ñu di ñu protéger du ñu mën a sàmm donc loolu tamit foog ñu bàyyi ci xel ñu xam ne tamit ñun vraiment motuñu tamit ndax bu ñu motoon comme ni ma ko waxee rek kenn duñu muur guddi ñuy sëy ba pare ñu ñuy xutba dañuy yedd donc loolu noonu tamit nañ ci bàyyi xel ñu dawalante yërmande entre conjoint waaw que ça soit ñi di vivre concubinage seen problème la copain copine ak lépp ñaari conjoint yi daal nañu dawalante compréhension vraiment man ça moom je tiens beaucoup. temps bi mayuñu ko nañu tàggatoo di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah di nuyu ñëpp nag te naan góor day mel ni Assane Diouf bañ a mel ni Membrane dëgg neexul beneen yoon incha allah dinañ ci gën a yaatal di gërëm ñi fi toog ñëpp di gërëm ñi nekk ci caméra bi bàyyiwuñu kenn peace and love.